Notaire actrice de développement fii ci Djiddah Thiaroye Kao. waaw ginnaaw ba ñu gërëmee waa IPAR ak partenaires yi mu àndal yëpp di sant yàlla bu baax ndax lii résultat yi génnee mënoon nañ ko bañ a xam mënoon nañ ko umpale continuer di dund ak moom kon ngalawaay bañ ci bokkee ba gis résultat yi lii mu génne kon defe naa globalement daf ñuy permettre à partir de tey ñu mën a teg comité de veille et d'alerte ci résultat yii ñu présenté tey. loolu moom mooy li ciy njëkk en tant que communautaire mais en tant que conseiller municipal tey jii en tant que président des bàjjenu gox fii ci poste de santé sant yàlla tey jii tamit dinañu yóbbu ci ñu mën a teg ànd ak waa IPAR ñii ànd ak commune bi ànd ak acteurs yi yëpp ak participation boo xam ne du ñu bàyyi kenn ñu mën a élaborer ay stratégie teg plan d'action boo xamante ne bii dinañ ci mën a liggéey boo xamante ne bii dinañ dem ci wàllu résultat yi ni mu génnee ci pàcc bu nekk ñu xool yan stratégie lañ fay tëral pour def communication à la base nga xamante ne bi dina nekk lu effectif pour un changement de comportement waaw loolu daal defe naa à partir de tey moom lu ñuy commencer taxaw pour mën ci liggéey. waaw loolu laay wax rek xam nga transfert de compétence la moom éducation te tey jii IEF a ngi nii toog directrice d'école yaa ngi nii toog ak directeurs yi l'association des parents d'élèves mi ngi fi CGE comité de gestion bi mi ngi fi kon tey jii loolu dina yomba lijjanti. li ñuy def ci li ma wax rek ci élaborer plan d'action bi ca la ñuy jëm mairie bi accompagner comme nee naa éducation transfert compétence transférée la ñu jàppalanteeg ñoom waxtaan ak ñoom plus rapidement ñu xool naka la ñuy tegee cantine scolaire ci école yi pour mën a sécuriser xale yi mën a fexe ba nga xamante ne bi parents yi nga xamante ne bi tamit dañuy jox xale yi xaalis ñu fexe ba gën ko mën a diminuer xale yi di lekkee ci kër ga li mënta ñàkk heure ba leen di fekk école te lekk war faa am ñu di ko defee ci biir cantine ba muy nekk lekk gu sell goo xam ne dañ koy sécuriser ñu mën koo lekk mën a delluwaat ci seen classe yi parce que loolu dafay jouer sax ci seen résultat jàng yi. waaw parce que dañ nekkoon ci processus bi di ko def seulement maire dafa ne daanaka école Cheikh Tidiane Anne dafa nekk ci école bi nga xamante ne bii mooy répondant bi gën a fiable moom moo gën a nekk daanaka école lañu ay administration lañ nekk mais daanaka dañuy jouer rôle communautaire kon phase test bi maanaam échantillon bi foofu lañ koy defee loolu la maire bëggoon a wax échantillon bi école Cheikh Tidiane Anne la ñuy njëkk a defee cantine su baaxee ñu mettre ko à l'échelle ci yeneen écoles yi nga xam ne ñu ngi nekk biir Djiddah Thiaroye. defe naa angle yi dafay gën a xóot angle yi dafay xóot parce que degré de pauvreté bi dafay feeñ. ci résultat yi waaye tamit soubassement bi mën na nekk leneen mën na nekk fa légumes yi jóge doo ko egsi mu ànd ak ñàkk a set ak ñàkk a toppatoo ñàkk a sell ba ke koy jaay nam ko utiliser mu ñàkk conscience ka koy utiliser moyens yi mu ca waroon def pour bañ a contaminer wu yooyu yëpp du ko ci def kon yaakaar naa ne exposition bi dafa parallèle ci côté yëpp kon yaakaar naa ne bu ñu li ma wax rek ne dañ fay jógee teg ay stratégie teg plan d'action boo xamante ne bi dañ koy topp ànd ci waa IPAR yi ànd ci ak commune bi acteurs yëpp du ñu boddi kenn impliqué ñëpp mu nekk une participation inclusive nga xamante ne bi dinañ teg plan d'action bi jéem ko topp pour un changement de comportement effectif mu nekk loo xamante ne bi résultat yi buñ fi ñëwee déwén dinañ gis ne buñ ko éradiqué wul tamit wàññi nañ ko ba mu yegg ci suuf